yow mi nga xam ne yaay seetaan Wilane TV ngir gën a am bépp information bu tukkee ci Wilane TV da ngay bës cloche bi nga abonné pour que lépp loo nga xam ne que émission la wala ay direct yu ñuy def ci Wilane TV nga mën koo jot en temps réel jërë ngeen jëf. Wilane TV, la voix des sages. kuy kontor daayira yi danga jàngul xilaasu zaat ba ci buntub mu zeynatu mbay minti bi maxnaaw ngeen suyaay may mooy docteur taalaay bari fi tànk aaw fi bay men teelu maxlaaw yow jàngal mu zeynatu xam coosaanal daayira xalifa roy sunna si yonent mbay minti bi maxnaaw ngeen suyaay may aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di leen baal xaq te di leen baalu xaq di wax yàlla nañu yàlla boole baal di leen wax dikkaat nañ fi tey si seen émission bi nga xam ne mooy daw ci Wilane TV di seen télé bi nga xam ne yéen a ko taamul seen bopp tey nag ñu dikk fi bëgg a waxtaanee benn mbir bu am solo waaye pour wax leen rek ne tey dikk nañ fi ak waa daayira Ixlaas wal Ixsaan ñu ñëwoon tey ci waxtaan ak yéen ci mbir moo xam ne thème d'actualité la mooy daayira moom chaque jour rek actualité lay doon moo tax tey ñu ne woon nañ ñëw pour waxtaanee ko ñu ngi waxtaanee benn thème bu am solo te mooy daayira comme pôle économique mu nekk benn mbir boo xam ne ñoo ngi ko inspiré woo ci suñu yaay soxna Ndeye Astou Sy bu Al Amine ndax moom lañ dégg ci benn vidéo ci Wilane TV muy wax daayira yi war nañ ko xoolaat bañ mën a nekk benn pôle économique c'est-à-dire daayira dem ba nga xam ne ku ci nekk sax dina dem ba def si yëg boppam loolu moo tax tey ñu dajaloo fii nii di waxtaanee li nga xam ne moom mooy thème boobu noonu ci waxtaan boobu ñoo ngi fi dajale ñi nga xam ne ñoom ñooy les membres de daayira Ixlaas Sora Malick Cheikh Tidiane Gueye ak Serigne Moon Ndiaye ak Serigne Moustapha Sané mu koy présenté man mii di Adama Dia. ngeen suyaay may ku sopp si ba ko feeñ tànk aaw fi bay men teelu maxlaaw ba ko jàngee mbooloo pour dugg si débat bi nag ñu ziar suñu sëriñ xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mouhamadinil Mansour ñaanal ko yàlla bàyyi ko fi te sàmm njaboot gi yëpp incha allah xanaa rek pour tàmbali Sora Malick tey ngaa ñuy wax lan mooy daayira. di jégalu bu baax ci kàddu yi ndax daayira comme son nom l'indique daayira mooy daara te daara ku ko dégg xam ne bërëbu sàkkuwaayu xam-xam la bërëbu sàkkuwaayu xam-xam tam xam-xam moom comme ni ko suñu mag yu baax ñi waxee rek dem sàkku ji ko jar na dem fii ba Chine kon donc sàkku xam-xam dafa war ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen comme nim ñu waree ñu ñëpp nag moo tax ku nekk dañ ci war a def sa kéemtalaay kàttan bien vrai que ne dañu nekk ay doomu jullit nekk surtout ay taalibe cheikh kon donc taalibe cheikh moom lu ñu koy xàmmewee lu njëkk mooy xam-xam mu xam li nga xamee tey jii moom mooy doon ay faratam mu xàmmee ko ak li nga xam ne moo doon ay sunnaam ak yeneen yi ci loolu mbiru daara dafa yaatu parce que Sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu bi mu amee intention pour créer daayra le fait que mu créé ko daf ko disperser woon daf ko décentraliser woon le fait que mu décentraliser woon cela veut dire que kon donc dafa bëggoon mu law ci bërëb yi nga xam ne dafa wër àdduna comme ça nit ñi gën a am yenn relation yi en plus jàppalante bi surtout loolu muy solidarité muy sur le plan culturel muy sur le plan aussi social comprendre ñu jàppalante xamante maanaam ànd bi gën a rafet comme ni ñu ko sàkkoo ci jàkka yi parce que bu ñu naxante ku nekk mën nga toog sa kër julli dëgg la
yàlla mën na la jox yool bi mais yool bi nga xam ne tey jii moom moo ëpp mooy nga dem def ko si jàkka ji kon donc daayira day wuyu turam si jàkka parce que mbooloo la te mbooloo bu ñu xasee ba dajee surtout ay jullit dañu war di sàmmonte kóllëre jàppante ku ne jàpp sa morom def ko ne kii mooy yow aussi yaay moom lépp li nga xam ne tey jii am na ko muy lu neex ak lu naqari ngeen bokk ko ngeen partagé ko daanaka pour résumer daara daal daara la te daara bi sàkku xam-xam moo ko tax a jóg kon donc ci kaw sàkku xam-xam boobu maanaam dañuy def de façon résumé rek nit ñi mën a xam contexte bi exactement lan moo tax suñu mag yi indi ko fi. liñ ñu indil si daayira am na solo origine beeg fu mu jugee sëñ Babacar Seck décentralisation beeg yooyu yëpp macha allah am na solo day baax pour ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tamit te bëgg a intéressé wu ci daayira ñu xam li ni mel waaye wax na lu am solo nee na daayira mooy daara te ku ne daara ne lieu de culte lieu boo xam ne c'est-à-dire d'apprentissage lay doon c'est-à-dire dañ fay jàngalee di fa jàngee kon loolu ñu bàyyi ko xel lu am solo ngi noonu volet éducation bi tarbiya bi yooyu yëpp daf si am solo kon Sora Malick ñoo ngi lay jaajëfal macha allah kàddu yi am na solo su ko defee rek xanaa ñu jox sunu mbokk Serigne Mor Ndiaye moom tamit ñu laaj ko même question bi nga xam ne moom lañ laaj Serigne Mansour te mooy lan mooy daayira. jërëjëf Serigne Adama ci question bi nga xamante ne laaj nga ñu ko muy lan moo di daayira bon pour joxe benn définition ci daayira dañuy référé wu ci Serigne Cheikh moom mi ne woon les daayira sont des clubs mystiques où se forment continuellement les athlètes de la religion maanaam ci kàllaamay olof ñu ne daayira mooy bépp regroupement d'individus wala boog mbooloo boo xamante ne am nañ benn pas-pas am benn yéene am benn engagement ci ñu leen di former di leen tàggat ci seen wàllu diine mu dellu ci li Sora Malick wax léegi muy daayira lieu la boo xamante ne dañ ciy former ay nit léegi formation boobu nag ñu leen di former dina jëm ci seen wàllu diine waaye dina jëm aussi ci wàllu comportement bi nga xamante ne war nañ ko am ci buñ ñëwee ci pénc parce que bu ñu jëlee histoire aussi ñetti religion yi fi jot a ñëw yëpp ñoom ñëpp dañ daan tàggat nit aussi ci bu demee bu génnee ci biti mu mën a am benn image boo xamante ne dina ko refléter de telle sorte que ñëpp dinañ mën a dund normal parce que malgré que am nañ diversité te ñoo bokk penc dafa war a normal mel ni daayira xissa yi nga xamante ne ñu ngi koy nettali xale yi wala bokk bépp enseignement bu ñu leen di jox dafay jëm aussi ci seen wàllu comportement ci nit bu génnee nu mu war a doxalee nit nu mu war a nekkee ak ñeneen ñoo xamante ne amaana sax bokkuñu gëm wala bu ñu bokkee gëm aussi nu ñu war a jëflante. Serigne Mor ñu ngi lay jaajëfal ci li ñu indil ci daayira xamal ñu ko jaaree ko ci njàngale mag ñi te mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moom mi nga xam ne moom mooy jàngalekat bu mag bi yaakaar naa képp koo xam da ngaa référé wu ci moom mënoo juum te boo waxee incha allah nit ñi la ngay wax danañ ko dégg bu baax a baax jëlee nga daayira fu sore ba indi ko fi nga xam ne c'est-à-dire fa lañ toll incha allah te wax jëpp day delluwaat tamit encore ci waxu Sora Malick bi comme ni nga ko waxee jàngale la éducation la yar la incha allah kon daayira looloo ko tax a jóg jàngale éducation yar te loolu yëpp mooy lan li nga xam ne moom mooy tarbiya kon ndaw ñi day am solo ñoom tamit ñu jéem a gëstu lan mooy daayira te jëm see intéressé wu parce que am na solo bu baax a baax ci loolu la ñuy jàllee dem ci ki nga xam ne moom mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo ngi nii trondoom ñu jox ko incha allah moom tamit maa ñuy wax lan mooy daayira. Adama dañ lay jaajëfal ci question bi nga xam ne moom nga ñu laaj muy lan mooy daayira yaakaar naa ni daayira moom bu ñu ko waxee c'est trop large lan moo tax parce que ku ne xam ne daayira njàngale am na fa te mooy daara waaye aussi daayira mën nañ ko jàppee comme un mouvement associatif boo xam ne dafay regrouper ay personnes pour lan pour dajaloo jëmale ci nit ñi ci lu baax lu tax ndax dañu toll ci jamono yoo xam ne yaakaar naa ni daayira rek la ñu gis ne moo fi am njëriñ pour mën a orienter nit ñi ci wàllu diine tey jii nii Serigne Babacar Sy bi muy créé daayira en 1927
te daayira bi njëkk muy daayiratul kiram nga xam ne créé na ko en 1927 lan moo taxoon mu def ko yaakaar naa ne pour dajale nit ñi ñu am benn esprit fédérateur boo xam ne dañu koy def di ci jàppalante di ci dimbalante te yàlla tax waaye base bi particularité bi yaakaar naa ne mooy njàngale ci suñu wàllu diine te tey jii it ñun ñu posé ñu question ci lan mooy daayira yaakaar naa ne war nañ cee mën a sawar li tax ndax li ñu xam wala li ñu jot a xam as néew ci daayira la ñu ko xamee donc dafa nekk loo xam ne lu am importance la jeune bu ne war nga mën a bokk ci daayira parce que xam naa ne question yi di ñëw sax dina ko andi ndax ban impact la daayira di def ci nit ndax yaakaar naa ne boo nekkee membre daayira rek am na comportement yoo war a am na aussi foo war a doxee am na noo war a doxee am na benn représentation boo xam ne nga ko mën a taxawee waaye de façon large ñu xam ne daayira mouvement associatif la bu boole ay nit te particularité bi nekk diine loolu nag nañ ko bàyyi xel loolu daal laa amoon lu mu ciy wax jërëjëf. kon macha allah Cheikh mi ngi wax tamit si volet social ak volet éducation bi xam nga mais nag mi ngi naan particulièrement nag volet éducation yar bi waaye nag social tam mu ngi ci biir te bu nee social moom la ñu suñu Abdou Aziz Sy Al Amine waxoon mu ne ñu daayira soxlawuñu ngeen dajale xaalis ay millions ñëw fekk sëriñ bi ngeen ne da ngeen ko kaa jox addiya nee na lu ñu bëgg mooy keesu daayira bi ngeen jàppalante si yéen si seen biir loolu mooy lan su sëriñ Moustapha amee xew ngeen xam ne seen xew la ngeen am loo leen génn si kees gi jàppale ko su amee xewu mbégte ngeen taxaw si jàppale ko ba moom mu xam ne carrément kat ay mbokkam yëg nañ ko te mooy mbokki daayiraam su nit amee problème buñ ko ci mënee jàppale ñu jàppale ko si kon alalu daayira xaalisu daayira loolu lay jariñ yaakaar naa di daayira yi comprendre nañ ko ci loolu rek la ñuy dox boobu ba léegi ci yàlla def na alhamdulilah ixlaas wala ixsaan da ngay jékki-jékki def ñu ne la ñëwal géew pour lan pour ñu am benn membre boo xam ne dafa am xew wala dara ñu war koo jàppale wala dara kon loolu yaakaar naa ñoom xam nañ ko te ñu ngi ci dañuy ñaan yàlla rek ñoom tamit ñaa di ñu yokk rek waaye macha allah ñu ngi ci yoon bi yàlla na leen yàlla jàppale ñun ñi ñëpp ci lañ bokk incha allah su ko defee rek dañuy jàll ci Serigne Moustapha Sané moom tamit mu waaj ñi wax nan la gisee li nga xam ne moom mooy daayira. gannaaw loolu ñu ngi yeesal suñu ziyaar ak suñu ndokkeel ci xalifa bu tedd ba xalifa Babacar Sy Mansour yal na yàlla yokk guddaayu fanam te bàyyi ko fi ba ñu kanam incha allah boo ñu posé Seydina Adama boo ñu posé question bu ni mel daf ñuy permettre ñu delluwaat ci ginnaaw dans l'histoire ci contexte bi ko sëñ Babacar créé waaye itam ñu boroswaale ci benn définition bu simple bu ñu soon dégg ci kilifa gu tedd gi nekk fii ci Fadiane di Ahmad Diakhaté ni Serigne Babacar a su socialiser la divinité ndax jotaayu daayira lu mu représenté ci côté mystique ku ne xam na ni carrément du fii inspiration bi du fii waaw lu mystique la beneen bu ci des mooy sëñ bëgg daayira dafa bokk ci juróom yu sëñ Babacar yi joxoñu ni ci njabootam ni képp ku ko jàpp bu ëllëgee daañu daje te ku dajeeg man danaa la dajaleeg Maodo te ku dajeeg Maodo sa lépp baax ci loolu ba muy créer daayira wax nañ ni mu ngi ko créé en 1927 daayira bu mu njëkk a créé mooy di daayiratul kiram comme ni ko gars yi waxee sànq wax nañ ni keroog ba mu ko créé Serigne Mouhamadul Mansour bal xaw mi bind na ci xasida ndokkeel ko waa daayira ba waaye itam sant ci sëñ Babacar ci lii mu def ba mu ko créé itam amoon na coow ju ci jur coow li ci am ni li tax mu créé daayira njaboot la bëgg hadiya la bëgg keesu daayira guñ ko tuural la bëgg waaye nee na yooyu yëpp taxul mu créé daayira li tax mu créé daa ne li alquran ne laa xayra fi kafirin min najwaahum illa man amara bi sadaq aw maaruf aw islaahim bayna naas nee na Serigne Babacar li ci ëpp ci tënk njabootam ci ñett yi nii moo tax mu créé lu mel ni daayira waaye wut mbooloo wala kees daayira buñ ko tuural taxul mu créé ko bi ci njëkk mooy di amara bi sadaq daayira mbooloo la
ma dox ba dajeeg Cheikh ñu xamanteeg Mor xamanteeg Sóora Male xamanteeg Adama xamanteeg Seydina Alil Bilal ñu dem ba am lu ñu bokk ñu dem ba léeg-léeg yittey jamono wala bokk nattu àdduna gaar ma ba awma lu ma teg cin ca kër ga c'est-à-dire kii gàllankoor àdduna dab ma ba wàllu dépense xaw maa kii dépense rek laa tuddi waaye dina yóbbaale yu bari Cheikh Tidiane dem gis Mor wala gis Mansour wala gis Adama ne saa waa ji tey dafa mel ni këram tegul cin ma bëgg nga làmb loo yor ma làmb man itam ñu gis keneen mu boole ci bu ko defee rek ñu boole jox ko bu demee yóbbaale ko njaboot ji sëñ Babacar nee na lii bokk na li tax moo sos daayira ngir cohésion sociale c'est-à-dire wàllum aide sociale. beneen bi ci des ne aw maaruuf ne daayira mbooloo la bu ñuy daje léeg-léeg ñu toog xaane dañu daje bis sàngam ci semaine bi luñ fay def dañ fay dabaatal seen wàllu daara ndax mbooloo la am na ñoo xam ne xëy na jotuñoo dem daayira ndax jamono mooy ko wala ba condition yu ñu màggee wala ba environnement ba ñu màggee jotuñoo jàng kii seen wàllu diine sëñ Babacar ne mbooloo moomu noonu nañu jàpp benn bis ñu daje fa ngir dabaatal seen wàllu daayira ne loolu daara la ñu àndiwaat ci biiru daayira bu ñu dajee ñu tànn kenn ca waa daayira ba ne ko tey kaay nafaral ñu la nga jànge woon sa daara mu ñëw ne tey faratay julli la ñuy nafar wala boog faratay sangu set wala mbirum sëy la ñuy jàngal ana nan la jëkkër di comporter à l'égard de sa femme ana nan la femme di comporter à l'égard de son mari ak yeneen ak nan la ñuy taxawee néew ak yeneen tem yoo xam dana soxal jullit nee na loolu itam bokk na ci li sëñ Babacar li tax mu créé daayira boobu mooy aw maaruuf aw islaahim bayna naas mooy ñetteel ba nee na léeg-léeg nit ñi xaw a réeroo ci ay idéologie wala boog ci ñàkk compréhension ñu dem ba merewoo di am seen diggante man su ma ñëwee ci daara bi gis ni Sóora mi mook Mor dafa mel ni seen diggante demul damay xaar ba mbooloo ma jug ma ñëw xëj ci kenn ne yéen li ngeen sekk moo ëpp lii waloon leen réeroo ci leen ndax li ngeen sekk moo ëpp lii te jàmm rek ngeen war a sekk may waxtaan ak ñoom di defalanteeg ñoom bu ñu roofoo ay mbag bu ñu roofoo ay loxo ñu jubuwaat jàmm ne ñooy ne sëñ Babacar ne li ci ëpp ci tënk njabootam ci ñett yi nii bokk na li tax mu créé daayira Mawlaay Seyni Abdoul Aziz Sy Al Amine yàlla na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem fii ci conférence bi waa xadratul Abnaa Tijaan bi ñuy organiser fii di sëñ Fata Sarr dernière édition laataa ñu koy commencé génnee ci stade bi boobu ñu ngi ko defoon ca Bayal ba biir Pikine nangu nañ fa ci làmmeñu Mawlaay Abdoul Aziz Sy Al Amine ne ñetti instance yi ni bokk na ci instance yu gën a kawe ci tarixa bi mooy di toog ci basanwu daayira sukk ci rawda Maodo ziyaar ko ak toog ci mbalaanu wasifa yooyu daal lañ xam ne itam lañ ci yokk rek incha allah. macha allah wax dëgg yàlla yaakaar naa ni ñëpp kontaan nañ yaakaar naa ni ñëpp bég nañ ndax liñ dégg fii moom liñ dégg fii ku ko dégg xam ne demuñu rek ci mbedd mi rek for ay nit rek teg leen ñii waxal de wax dëgg yàlla ku leen déglu di nga xam ne ñii ay nitu daayira lañ di nga xam ne ñii daayira am na lu mu def si ñoom. dafa macha allah indil nañu daayira ci différentes formes yoo xam ne wax dëgg yàlla nekkaat di ko lim sax kooku day jël temps macha allah te am na lu am solo sax lu mu mujjee wax bari na sax yu ma nete woon mais li mu mujjee wax te sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine suñu sëriñ wax ko mooy 3 instances yi mu instances yi mu wax ne yi gën a am solo bokk na ci li nga xam ne moom mooy daayira te daayira nekk thème bi nee mooy que yeneen yi sax ci la bokk comme mooy ay wasifa ak ay yeneen yeeg yooyu mais comme daayira la ñuy waxtaanee moom mu jël daayira yéege ko ci maqaama boobu noonu boole ko ci bërëb yi nga xam ne c'est-à-dire moo ëpp solo ci taalibe bi kon yaakaar naa daayira dafa nekk loo xam ne c'est-à-dire lu ñu war a fonk la lu ñu war a jox cër la moo tax dinañ dem sax ba dugg ci beneen thème bi nga xam ne ba tey ci loolu lay wax te mooy lancer li nga wax. mooy comportement bi nga xam ne c'est-à-dire moom la nit ki wala comporté woo
su nekkee ci daayira ndax comme daayira tollee na nii amee na nii njariñ kon yàlla xam na ne ku nekk daayira yaakaar naa war nga mën a am noo mel kon yaakaar naa ci loolu la ñuy jàllee dugg ci deuxième question bi su ko defee ñu jàll directement rek ci deuxième point bi te mooy waxtaanee li nga xam ne mooy ban impact la daayira am ci nit ak ban comportement la daayira di def ci nit ci loolu nag pour ñu bañ a guddal dañuy jàll ci suñ mbokk Serigne Mansour Gaye mu joxe ci xalaatam incha allah. waa Adama Dia dañ lay jaajëfal bu baax waaye dañ lay jaajëfal bu baax daayira comme ni ñu ci wax rek daanaka volet yi mu indi dafa yaatu Adama man li ma gën a neex ci émission bi xam nga lan la mooy émission bi dafa maanaam thème bi ni ñu ko composé woo dafa riche waaw dañ koy jaajëfal ki nga xam ne moom moo ko initié mooy suñu soxna Ndeye Assou Sy bu Al Amine di ko jaajëfal bu baax di ko jox mention spéciale parce que buñ demee ba mun a toog sax di wax lii c'est grâce à elle moom moo tax moom moo inspiré wu lii kon dinañ ko jaajëfal bu baax Adama lii la moo tax mu riche mooy ni mu composé woo boo seetloo élèves yi nga xam ne dañ toll ci def dissertation daanaka dañ leen gënal les grandes parties bi ci njëkk mooy daayira définition deuxième partie bi moom mooy impact bi daayira di def ci nit troisième bi moom moo indi pôle économique maanaam pôle économique bi daayira am cela veut dire que dafa def du général au particulier kon dafa riche macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla gën a yaatal xam-xam bi impact bi nga xam ne daayira dafa am ci nit nag donc dafa yaatu du ñu mën a wax lépp dañ ci cuus tuuti rek mooy ku xool en général ku xool Sénégal ni muy doxee daanaka bu ñuy référé wu ñun ñëpp dañuy référé wu ci ñi nga xam ne mooy nit ñu baax ñi ku ci mel ne Al Amine ku ci mel ne Serigne Mansour sama turandoo borom daara ji ku ci mel ne Al Maktoum Serigne Cheikh Tidiane Sy daanaka booy référé wu rek di xool lu baax da nga naan cëy waxu Al Maktoum ja da nga naan cëy Al Amine waxoon na ko de lan moo ko waral parce que ñooñu ay nitu daara lañ dañoo yàgg ci daara formé leen ba ñu am li ñu am tey jii ba réew mi sax bu demoon ba yëngu dañuy jékki-jékki ñu ne waxu maam da baax ba ñu commencé koo teg ci rajo yi parce que ñooñu dañoo dund daara xam li ci ne ñu def leen ay nitu daara kon daanaka wax ji jarul muy gudd daara daal comme moom moo définir boppam nitu daara boo ko gisee ci mbedd muy dox da nga ko war a xam ne kii nitu daara la bu soloo nga xam ne kii nitu daara la bu waxee ak yow nga xam ne kii nitu daara la maanaam daara def na ci moom loo xam ne tey jii moom moo koy permettre mu mën a conditionner vie am daara dalay jàngal xam loola sa diine xam loola yow yaay kan maanaam teg la foo xam ne di nga xàmmee sëriñ ak wayjur lu am importance ngoog te boo seetloo jamono ju nekk nii nit ñu bari dañuy def différence boobu dañuy nekk ci ay daara du ma ko tuddee daara sax mais dañuy nekk ci ay mouvement d'association xam nga dem ba fi ñu nekk da leen ni pousser à ce que ñuy def la différence entre parent ak sëriñ ak mara dañuy dem ba duñu mën a xàmmee maanaam wayjur impact bi mu am ci ñoom par rapport ak sëriñ parce que fi ñu ne waxuñu leen lan mooy daara exactement parce que daara bu la waxee dëgg dalay jàngal sa diine xam loolu ne gannaaw yàlla ak yonent bi say ñaari waajur ñoo topp sëriñ soog a ñëw nga xam li la war maanaam mu defaral la say julli boo yàqoo sa julli bu yàqoo lu koy defar faratay njàpp indil la sunna li nga xam ne dafa terre à terre képp koo ko xam ne da nga nekk jullit li nga xam ne tey jii dalaa war sa wareef yi njëkk comme ni ko Laxdari indee mu xamal la ko loolu mooy lu njëkk li Laxdari indi daana li njëkk ci lu war ci lu mu kalaf mooy loolu daara da ko war a jiite maanaam comportement ni ñu composé Laxdari daara noonu la war a indee noonu la war a composé woo. macha allah am na solo de wax dëgg yàlla yaakaar naa ni daal xam-xam moom mu ngi génn te ñii may waxal nii xam naan daal neexul ba neexul daal waaye ay nitu daayira lañ ndax liñ lay wax ci daayira looloo nekk ci daayira Soro Malick indi na ko ci différentes façons ci mooy impact daayira waaw nga xam ne dem na ba ne sax nit bi nga xam ne dafay dem daayira warul yem ak nitu mbedd mi nit bi nga xam ne dafay dem daayira dafa war a nekk
référence boog comme nit ku baax daal c'est-à-dire koo xam ne c'est-à-dire bu ñu ko gisee moom day refléter ay jikko yoo xam ne ay jikko yu baax lay doon jikko yoo xam ne jikko yonent bi lay doon bu koo gis bëgg a mel ni moom xam nga ñii boo leen xoolee ku leen gis bëgg naa mel ni ñoom boo leen gisee rek leen di sopp macha allah dara def leen ko ginnaaw seen ndey ak seen baay nag daayira dafa am lu mu def si ñoom lu am solo kon yàlla dimbali ñu ñëpp ñu nekk ay nitu daayira su ko defee rek pour bañ a toppaat moom la mu wax parce que xam naa lu ma doon su ma ko toppaatee mooy répétition lay doon rek waaye comme ñi ngi déglu nañ jàll kon ci keneen rek incha allah ñu jàll si Serigne Mor incha allah ñu jox ko laaj ko même question bi rek mu wax ñu daayira lan lay def si nit wala ban comportement la daayira di def si nit incha allah. bon dafa mel ni dañu laajaat ne ñu ban comportement wala ban impact la daayira war a am si nit bu ñu nee comportement ne nit te nit dafay appeler la notion de nité muy personnalité te personnalité moo lay permettre boo demee ci société nga am noo fa taxawee boo demee ci kër ga nga am noo fa taxawee boo demee ci école ba nga am noo fa taxawee boo demee ci bërëb bi ngay liggéeyee nga am noo fa taxawee léegi daayira ban impact la war a am ci nit foofu fi ñuy duggee mooy bu ñu ñëwee ci daayira bi xale bi dafa am wala bokk membre bi bokk ci daayira bi dafa am ay xissa yi nga xamante ne dañ ko koy nettali wala bokk ustaas yi la plupart dañuy andi jël exemple ci yenent bi ni mu daan dundee wala mag ñu baax ñi niñ daan dundee te loolu nit ki bu fa jógee daf ko war a jël comme exemple ci moom nu muy doxalee parce que waxuñu ko pour mu yem ci yenent bi wala waxuñu ko pour mu yem ci kilifa diine bi nga xamante ne moom lañ doon waxtaanee mais pour moom mu jël loolu comme exemple foofu noonu bi ñu jëlee exemple ki nga xamante ne bokk na daayira ñu wax ko exemple bi nga xamante ne Maodo waroon na fasam di romb toolu jàmbur léegi fas bi daal di am ci lu mu dagg ci tool bi mu wàcc fas bi di xaar borom tool bi ngir li nga xamante ne fas bi lekk na ko ci tool bi moom àq boobu àttanu ko léegi yow mi nekk ci biir daayira bi est-ce que nit sañ na la dénk xaalisam ci jamono jii nii nga lekk ko bu dee li ngay woote dëgg la du mu nekk te it dañ lay wax comme li Sora Mike doon wax sànq c'est important parce que pour nga xàmmee wayjur ak koo xamante ne du wayjur parce que bi may ñëw avant may génn maa ngi tàggu sama yaay ne ko dafa am lu ñu woo ci benn waxtaan te budul woon daayira te budul woon lu ñuy wax ci xadis nañu ridallahi fi ridal walidayni wa suxtillahi fi suxtil walidayni du mu nekk mun naa génn tey jii nii dem def lu ma neex te loolu impact boobu noonu la daayira am ci suñuy comportement lu ñuy def ñu xam ni lii lañ ci war a def lii waruñu ci def lii jeexit yooyu mooy tax mu am solo te bu ñu gënee pousse ci suñu réflexion tey jii nii suñu société dafa am défi boo xamante ne moo fi nekk muy problème de discipline te da ngay nekk ci daayira du pour dara moo tax moo koy wax mais ñii nga xamante ne ñoom laa bokkal toog nii dafa am lu bëri ci loo xamante ne dañu ci doon inspiré parce que da nga leen gis ñoo xamante ne ñoo lay féete kaw mais dañ lay jox cër boobu ñu lay jox mooy tax yow foo mënti nekk wala foo mënti dem di nga am koo xamante ne même bu dee yow yaa ko mag di nga am noo koy xoolee jox ko orma yooyu yu bëri mooy tax impact bi daayira di def ci nit mënuñu ko résumer fii mais yooyu daal la ñu ne woon nañ ko évoquer pour ñi nga xamante ne nekkuñu ci ñu xam ni ñii tàggat bii lañ leen di tàggat. jërëjëf Serigne Mor wax dëgg yàlla kontaan nañ buñ déggee kàddu yi dañuy xam ne rek wax dëgg yàlla képp koo xam ne da nga am ndaw bi nekk sa kër di taxawaalu bu daayira amee yóbbu ko daayira walaay mooy dëgg parce que li nga dégg nii fii ñii di ko wax te ñi ngay waxal nii seen dara taatewul mën naa ko wax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah fii képp koo fi jël am na bac képp koo fi jël yàlla jox na ko bac
que ça soit mu nekk ci milieu enseignement général wala enseignement technique kon ku fi nekk rek yàlla may na la ba kon seen dara tardewul kon loolu sant yàlla la parce que bari na ñoo xam ne dañoo yaakaar ne daayira daf lay tardel am na ñoo xam ne pour ñoom booy dem daayira sa jàng nii mën na fa jaaree yàqu kon ñii exemple lañ yaakaar naa ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan war nañ mën a jël exemple ci ñii dañuy jàng ba léegi ñii ñi ngi liggéey te si daayira lañ nekk dépp bañ nekkee ndaw ba ñii nekkee mag kon war nañoo mën a góorgóorlu si daayira bi lépp mun ñu ko wax waaye daal xam naa li ñuy def daal mooy jàll ci Serigne Cheikh incha allah moom tamit ñoo koy laaj daayira ban comportement la mën a def ci nit incha allah. dafa mel ni ba léegi rek dañuy wëy ci yi nga xam ne moom la ñu doon wax di rafetlu kàddu yi nga xam ne moom la Adama yëkkati di kontaan trop tamit ci li nga xam ne moom la ñu laaj mooy daayira ban comportement lay def ci nit ak ban impact la am daayira dafa am rôle boo xam ne daf ko war a jouer su fekkee ne daayira accomplir na rôle am wala mission am je pense que ne perspective yi nga xam ne war na ci génne dafay feeñ ci nit ki xam nga bu ñu waxee sànq que ne daayira mouvement associatif la dafay wane que ne dajale na ay nit yu bari yoo xam ne ku ci nekk say envie ak say émotion yi ngay éprouver les uns des autres bokkul ñu war a bàyyi lépp ñëw bokkandoo benn mbir bokkandoo benn yëf mu nekk loo xam ne ay nit bu ñu fay dajale ku ci nekk la ngay éprouver sa moroom bokkul ak la muy éprouver ñu boolandoo ñun ñëpp war a éprouver benn mbir wala war a wane benn mbir su boobaa yaakaar naa ku ci nekk ci ñun dina am lu mu bàyyi ba fekki moroomam loolu la tubaab bi di wax vie sociale maanaam ñu dund ci lien boo xam ne lien social la mu andi benn impact mooy daayira mission sociale bi nga xam ne daf ko ciy def xam nga daayira ay mission bari na dañ ne pôle économique mais daayira dans le cadre de la politique daf ciy wax social daf ciy wax ci wàllu pédagogie loolu mooy base bi ma doon wax sànq naan ci wàllu diine xam nga njàngale mi moo ci ëpp solo te njàngale moomu nag bu fekkee ne daayira dafa accomplir mission am ci li nga xam ne loolu la war a def su boobaa lépp loo xam ne rek comportement nitu daayira day feeñ ci moom nit jàng na ba am xam-xam ci lu bari te xamul nu muy doxee ci nit wala xamul nu muy àndee ak ay mbooloo par exemple man sama bopp lay jël fa ma dëkk buñ doon wax naan tey jii ni dañuy seet nitu daayira dañuy dem ci suñu kër wala dañuy dem ci koo xamee par exemple bokk na ci daayira li tax ndax la ko daayira jàngal ci wàllu xam-xam dafa bari sànq Serigne Mansour wax na ko nee na lim lay njëkk a jàngal mooy savoir faire la part des choses mooy ràññee sa diggante ak sa borom lan la ci yàlla wax waaye aussi ràññee ci daayira lan nga war a def ndax ci principe bi la bokk waaye du farata boo xam ne ponk la carrément ci diine l'islam donc ci loolu lim lay ràññee ci li nga xam ne mooy mbir mi mooy par exemple nga dem daayira tey am fa ay leçons yoo xam ne jox nañ la ko fa muy loo xam ne fa nga koy déggee doo ko déggee feneen te lim lay jox moo lay permettre di la motiver à ce que yow boo làqatoo sa ruq nga dem jàngi leneen tey siir ku ci nekk ci ñun boo toogee mën nga ko jàng te doo ko ubbi Laxdari Risaala la même chose muy ay téere ay xam-xam yoo xam ne maanaam sew-sew bi ci nekk mënoo koo xam fudul daayira ñu war a def tey jii nii Adama Dia bi nga xam ne mi ngi ci daayira nekk fa bu demee ci beneen mbooloo nekk fa ñu nekk fa 5 personnes te moom rek moo ci bokk ci daayira bu ñëpp waxee da ngay xam ne kii ci daayira la bokk donc daayira impact bi muy def ci nit yaakaar naa ne dafa bari te yaatu na mais rôle lu daayira dafa am solo bu fekkee ne daayira bi dafa nekk daayira boo xam ne daayira propagande la yaakaar naa ne su boobaa la ñu fa bëgg dañu ko am kon mission bu mu war a accomplir je pense que ne Serigne Cheikh sax dégg nañ ko ci ay waxtaanam yu bari mu ne la daayira ne doit pas être un lieu de joute oratoire ou un discours ostentatoire dafa war a nekk un lieu boo xam ne ça doit être une instruction mais pas une séduction donc loolu nit ñi war nañ ko xam daayira waruñu ko mën a utiliser pour propagande waruñu ko mën a utiliser pour maanaam wane suñu programme au contraire
dañ ko war a mën a utiliser pour boole suñu pas-pas Serigne Babacar Sy wax na ko nee na mbokki pas-pas moo ma gënal mbokki deret kon yaakaar naa ne yooyu question large na mais li daayira def ci nit bari na bari boo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu fi toogoon di ko wax du jeex dañuy bàyyi xam naa Serigne Moustapha bu ñëwee wax ci tamit yeneen partie incha allah. jërëjëf Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum waaw yow boo waxee da ngaa war a wax xam-xam ndax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane moom lañ la tuddee waaw direct amul intermédiaire macha allah moo tax daal li nga indi moom am na solo te bëri na wax dëgg yàlla lépp daal kenn mënu ko wax savoir faire la part des choses exemple mooy loolu xàmmee xam nga am na solo daal yàlla jàppale ñu incha allah comme li nga wax rek ci jeunesse na jeunes yi dem daayra parce que Serigne Abdou Aziz Al Amine wane na yoon bi moom boo gisee jeunes yi bëree bëri sax dem nañ ba intéressé wu gën a intéressé wu sax laay wax ci daayra ci liggéeyam moom ci la bokk parce que dañ ne boo gisee ndaw miy dem dawal jàpp ci moom yàlla du bàyyi ba nga nekk mag mu lay jox ndaw lay jox boo gisee ndaw rek damal jàpp ci moom Serigne Abdou Aziz Al Amine moom loolu la xamoon moo tax li mu doon def lu bëree bëri rek moom ci jeunes yi la ko doon basé wu. jeunes yi nañ dugg ci daayira yi jeunes yi nañ doxal daayira yi ba tey boo xoolee résultat bi loolu bokk na ci li nga xam ne c'est-à-dire moom moo ko jëmmat moom moo indi résultat bii nii kon macha allah sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah xanaa ma daal di jàll rek ci nga xam ne mooy Serigne Moustapha Sané moom tamit ñaar koy déglu rek ñu xool lan la ñu indil ci point bii nga xam ne moom lañ nekk te mooy comportement nitu daayira. je pense que bu ñu ñëwaatee ci question bi comme ni ñu ko sëñ Adama posé comportement bi ak impact bi daayira di am ci membre daayira je pense que li fi gars yi wax kenn mënul wax lu ñu toll wala boog lu ko ëpp man fi may njëkk a ñëw mooy ci wàllu comportement je pense que bëri na bëriwul ndax comportement bi ñuy xaar ci membre daayira mooy bu ñuy xaar ci kuy roy ci sunna te waa ji wax na boo demee booy roy na nga roy ci ñuy roy sunna sunte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo demee ca lax wax na ko wa yaqtadi bil mutaabiina li sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa ya'lamul huda mu ne la mooy alladina mooy gaa yi nga xam ne yaduluna ñu ngi tettale ala taatillahi ci topp yàlla wa yu'aziruna ñu ngi wottandikuloo min itibaa'i sheytaani ci topp sheytaani foofu rek doy na sëg comportement bu ñuy xaar nag ci membre daayira du leen dudul na nga am un comportement exemplaire au sein ci penc mi nga nekk mooy bu ñu gisee xam ni carrément kii ku responsable la loolu nag du ci wax rek lay yem mais du ba ci doxalin ci solin ci jëfin fu ñuy xaar ci bi ci njëkk mooy wàllu diine ji jàkka ja nañ la ràññee ca koñ ba nga nekk loolu la ñuy xaar ci élément daayira beneen bi si des mooy wàllu social aussi ni ngi ci yëngu wàllu social bu ñu waxee waa du nekkul ni du càggin génne xaalis rek joxe ndax dëgg yàlla tollooguñu foofu donte gars yi yàllaa ngi di suturaal mais wàllu social bi mooy tey jii ni bu nit amee tiis bu mel ni ay décès xelam ci lu muy njëkk a dem mooy toppatoo néewam boobu xelam ci ñenn lay njëkk a dem mooy waa daara de manière générale ñi nekk daara wala boog imam ñun ñëpp boo leen tuddee rek askane lay fee ci daayira donc comportement yooyu noonu la ñuy xaar ci membre daayira dafa bari sànq Mor wax na ko comportement dafay law ba ci tes lieux de fréquentation moo xam dans le domaine professionnel wala wàllum formation professionnelle quelque chose de genre mais en tout cas foo mënta dem bu ñu la ne jàkk rek boo waxee wala boo jëfee ñu xam ne carrément c'est un homme responsable qui il est bien instruit élément daayira la quant à impact bi daayira war a am nag boo xoolee bon certes xaw naa am approche mais impact bi ci njëkk mooy aussi ci diina ji ku bokk daayira war ngaa mën a xàmmee farda kifaaya farda ayni yooyu yëpp ràññee ko pare xam lan mooy sunna xam lan mooy ngëneel ndax itam dans la vie il faut savoir les priorités boo xamee priorité yu bari du la sonal xam li la war xam li war sa digganteeg sa mbokk xam li war sa digganteeg say wéyjur sa digganteeg say sëriñ yooyu boo ko ràññee rek maîtriser ko tawargal mën nga nekk ci penc mi bari na coow yu ñuy dégg yow soobee yàlla daan duñ la ci dégg te itam ba ci lieu de fréquentation dafay jouer membre daayira am na benn taxawaay bu ñu lay xaar bu dul ci yenn foo xam bu ñu la gisee dañ la àccam loolu xaaruñu ko ci membre daayira tey jii nii lu ñuy xaar ci moom mooy tey di nit dem ba jàkk ñëw ci moom di wuti solution rawatina ci wàllu diine
nga am noo ko gàggantal yow mi membre daayira itam li ci war mooy gëstu mooy la première des choses gannaaw yar beeg instruction beeg ak yooyu noonu gëstu farata la bu ñu ñëwee daayira séance daayira bëriwul bu bëree bëri 2 heures de temps li ci ëpp bëgg faa jàng tey sir waykat yi ay oustaz jël waxtaan boo bëggee tënku ci loolu li ngay yóbbaale dana néew oustaz li ci ëpp dañuy ñëw joxe les grandes lignes comme lii am dans les universités boo demee au niveau des amphis les cours magistraux professeurs yi les grandes lignes la ñuy joxe yow mi étudiant nag boo bëggee nag jariñu ci li ñu lay wax yaay jël ces grandes lignes nga dem def ses recherches approfondir loolooy tax nga xam ci mbir mi dara mais boo ñëwee rek li oustaz wax nga bëgg cee contenté demaat ñëwaat boo yàggee ci noonu de daanaka waxuma doo ci xam lu bari de waaye li ngay xam dana xaw a néew lool. ba tax na ñun aussi comportement bu ñuy xaar ci membre daayira ak impact mooy gëstu farlu ci diine ji farlu ci côté comportement c'est-à-dire am comportement bu normal être aussi une personne pédagogue xam aussi lan mooy sa taxawaay ci penc mi quoi. léegi nag pour xam naa temps bi moom mu ngi daw bu baax a baax te xam naa lu ñu desee si temps bariwul amoon naa benn point sax bi ma bëggoon ñu waxtaan si mais xam naa dama koy tëb bëggoon naa sax laaj leen ci lu gàtt ku nekk sax maanaam ndax xam daayira dafa am contrainte dans la vie quoi ku nekk rek mu def nag lu gàtt rek wax ci parce que ma bëggoon dugg ci thème bi nga xam ne moo ñu fi tax a indi te mooy daayira comme pôle économique li nga xam ne suñu doomu sëriñ soxna Ndeye Astou Sy moom nga xam ne moo ñu ko signalé moo wax pour gars yi ku nekk rek nga jëm see xool naka ngay def ba suqali sa daayira mu jëm kaw xam nga mais balaa loolu damay def rek ku ne su jox Serigne Mansour mu wax ñu rek ndax xam daayira moom dafa am lenn lu mu lay yàqal rek ci boo ciy dem ba yow doo mën a jàng wala doo mën a liggéey wala doo tekki. waaw sëñ Adama maa ngi lay ziar bu baax li nga wax dëgg yàlla dama si am contentement bu baax parce que dafa doon question boo xam ne dafa ma touché quoi parce que ñi ma xam te ma yàgg ak ñoom ci daayira dañ koo dund moo tax ci point bi dama si insister à ce que parents yi nga xam ne ñoom dañu am seeni doom di leen tere daayira ou bien bu ñuy dem daayira ñu naan leen bu leen dem daayira nañ leen yóbbu daayira parce que dafa am benn définition philosophique boo xam ne Socrate da ko wax dafa ne la philosophie bien qu'elle ne soit pas en mesure de nous donner avec certitude les questions qui nous assiègent mais peut ou de même suggérer le sens de nos pensées nee na philosophie dëgg la li ngay chercher du la ko jox carrément mën na la ko jox ko mën na la ko bañ a jox mais le fait que ngay def recherche yi dina la permettre nga xam ci dara kon le fait que parents yi jël seen doom yóbbu leen daara dina leen même bu ñu amul objectif man dama jàpp ne man daara objectif bi ci nit bëgg bu demee ci daara dina ko am ci volet yëpp parce que foofu mooy base bi comprendre nga bu ko amul dina ci am as tuut dina ci for xam-xam ñun ñi nga xam ne tey jii dañu bokk ci daara ba ñu bokk daara wax dëgg yàlla amuñu BFEM te macha allah jamono ñu toll am nañ ay diplôme romb nañ bac am nañ ay leneen ak leneen ñii am ay master ñii nga xam ne léegi ay am na ñoo xam ne ay docteur lañ ci seen wàll ñii docteur ci wàllu transit ci logistique ku nekk ak sa domaine mais dama ne dem daara yàqalul nit ki dara nit ku nekk nag fa nga jëm la fa yóbbu nga fay am la nga fay yóbbu yéene ba la fay yóbbu nga fay am li gaa yi naan innamal a'maalu binniyaati yéene ba la fay yóbbu nga fay am da ngaa dem école pour jàngi yow jàng moo la fa yóbbu jàng ngay am bul xool leneen fépp foo mënta dem am na lu baax am na lu bon bien vrai que ne daara am na ñoo xam ne ñu ngi fay dem mais daara yóbbu leen fa am na leneen lu leen fa yóbbu parce que ñun nous sommes des jeunes ñooy dundandoo ci ñoo bokk li ñuy dund ñun ñëpp xamante nañ xam nañu daara ban impact la am ci nit mais yow li la yóbbu daara sàkku ji xam-xam bu dee moom dong moo la tax a jóg di nga ko am parce que am na oustaz bu la koy jàngal xasida yaay fa à chaque instant da nga ñëw toog gis nit ñi ou bien dégg nit ñi ñuy jàng ci xasida yi kon tey jii bu fekkee bëgg nga yokkute wala bëgg nga lu baax di nga ci jàpp mais bu dee leneen nga bëgg nag fa lillahi hamdu. bon dafa mel dañu laaj daayira ba xam dina andi nit ay contraintes bu ñu nee contrainte nag mooy loo xamante ne dina la tere nga avancer ci sa lancée bi nga doon nekkee dafa mel ni li ñu wax ci daayira fii ba ñu commencé ba léegi gisuma si loo xamante ne dina freiner nit ci développement am parce que tey jii nii dafa am lu am mooy diggante ñun ak suñuy parents dafa am benn décalage bu si am te jamono moo ko andi
parce que ñun da ngay gis xale mën na toog fi mu toog si kër gi alors que génn na du coup bu fréquenté wul ñoo xamante ne ci daayira bi ñoo xamante ne dina leen gis ñu nekk ay modèle am benn sens de responsabilité bu fréquenté ñeneen dina ko mën a andil gàllankoor te tey jii nii waaw ku ne xam na ni ñi nekk ci daayira am nañ benn sens de responsabilité am nañ benn doxalin boo xamante ne bu ñu nekkee ci biti rus nañ ko def loolu daal si la ñuy dëgg wax ni daayira amul benn contrainte boo xamante ne dina ko mën a andil ki xamante ne nekkul ci. waaw Adama man de yaakaar naa ne su ma déggee nit ñi di wax naan daayira dafa am contrainte maanaam daf lay gàllankoor ci yenn yi man loolu daf may jaaxal li tax nekkul man mi ko dund wala sama morom bi ko dund mais des fois da ngay dégg sax nit ñi nga ne ko doo dem daayira mu ne la damay jàngi suba dama am ay leçon yu may jàngi suba daayira dimanche nit ki war a dem daayira dimanche nga wax ko mu ne lundi damaa am devoir waxuñu kenn bul jàngi demal nga jàngi waaye yaakaar naa ne devoir doo bàyyi bañ ne suba la wala composition doo bàyyi bañ ne suba la nga def ko donc daayira du contrainte nañ ko bàyyi xel ñun biñ ci nekkee ba léegi ça fait plus de 15 ans amuñu benn tànku ginnaaw au contraire daf ñu permettre ñu am ay tànk kanam yoo xam ne doo xam sax lan moo ko waral nit ki def na fi sacrifice bàyyi ay farataam ci wàllu jàng ak yi demee noonu dem daayira xëy ëllëg dem defi devoir wala composition am ci loo xam ne nag lu kenn mënul wax la te loolu nag du loo xam ne yow ci sa bopp yaa naan nangam sàngam nee naa sànq néew ma kenn bul dem jàngi mais Serigne Babacar Sy mi digle daayira ba teg ko fi xam li tax mu teg ko fi daayira mënul nekk contrainte ci nit parce que yow miy teew daayira Serigne Babacar Sy mi ngi teew sa côté di la xool di ànd ak yow te it importance bi daayira am sax dafa bokk ci maanaam tàndarmay aljana yi ñuy wax boo rombee ci fleur yi wala boo rombee ci yi nga xam ne tey jii nii ay jataay la yoo xam ne moo lay wan ne aljana ñii seen jataay yi demal nga sàqu ji ko ki romb sax fekki daayira war na mën a ñëw toog teg fa benn 30 minutes wala 20 minutes kii toog 2 heures de temps ci daayira 2 heures de temps yooyu jàppal ne bokkul ci sa dungu dañ la koy yokkal ñu ne daayira contrainte la mën moo gëm loolu. question bi ndax daayira mën na doon une contrainte contrainte mooy ci membre bi. man je réponds par la négation quoi kooku mënul nekk parce que daayira buñ ne daayira mbiru diine la diine nag bu demee bay nekk contrainte nag yow mi ko qualifié contrainte war ngaa xoolaat sa bopp waaw mënul nekk te itam 2 heures de temps bi ngay dem passé sa daayira ba du la wàññil dara du la yàqal dara yow mi jàpp ni boo demee perte nga 2 heures de temps yoo xam te yow wóor na li carrément tu peux rester chez toi perdre plus de 2 heures de temps nekk ci lu amul bopp amul genn donc dem daayira jaamu yàlla la comme yeneen jaamu yàlla yëpp waaw jaamu yàlla la te jotaay comme ni ko Cheikh waxee sànq rek jotaay yoo xam boo fa demee yow waxtu wi nga passé daanaka bénéfice la ci sa dund saa loolu rek jaru ko waxtuma laa nag nga dem fa am yàlla am ci loolu ak loolu yokkute ci biir rek ci saay rek ci baatin donc ma jàpp ne yenn nii moom daanaka caaxaan la rek waaye ñëpp xam nañ ni sens bi daayira am ak impact bi mu am ci nit ci côté positivité et consort moo tax sëñ Babacar waxoon na ko na ngeen xelu bokk ci daayira wala jamono ngi ñëw ngeen di xelu bokk ci daa pare ne war ngaa xàmmee lan mooy xelu ak xelu. waaw jërë ngeen jëf macha allah li ngeen fi wax yëpp loolu am na solo yal na yàlla fay leen yiw su ko defee rek xanaa ñu gërëmaat suñu doomi sëriñ suñu sëriñ soxna Ndeye Assou Sy Al Amin macha allah ndax bari na fii li ñuy waxtaanee yaakaar naa sax lii bu amee yaakaar naa ci moom la jóge ndax vidéo bi nga xam ne demuñu woon ca fam koy waxee waaye seetaan nañ vidéo bi ci Wilane TV yàlla def ñu gis ay conseils am ak yoo xam ne joxe na ko te mu nekk loo xam ne luy amal nit solo la moo taxoon ñu toog fii ne dañuy waxtaan. léegi nag yaakaar naa dañuy jàll si thème bi nga xam ne mooy thème central bi nag mooy daayira peut-être considéré comme un pôle économique. est-ce que daayira mën na nekk pôle économique loolu nag bëgg naa ku nekk rek daal ci joxe xalaatam pour cela nag dañuy jox xam naa Serigne Mansour rek moom mu wax ci lu mu ci xam incha allah. dafa am leen loo xam ne rek comme li ma wax sànq moom moo résumé boppam daanaka nit ki bu fekkee na nga bokk ci daayira li daayira war ci doomu aadama mu def ko ci yow. nga xam fi ngay teg sa tànk kon da ngay nekk benn sage da ngay nekk benn quelqu'un boo xam ne da ngay am un comportement modèle
li ma wax sànq rek dafa am volet social am volet culturel am volet économique bu ma nee volet économique mooy li nga xam ne tey jii moo ñu gën a amal soxla di ci remercier bu baax suñu yaay soxna Ndeye Assou Sy mi nga xam ne moom moo initié kii bi thème bi ñu war ko développer daanaka dafa doon loo xam ne dafa am solo gis nga dañ nekk ci benn société boo xam ne tey jii gis nga bu ñu bëggee mu avancer dëgg nañu fonk nitu daara yi nañ leen fonk bu baax a baax a baax te jox leen seen wàccuwaay jox leen seen cër parce que lépp lu dox ci àdduna maanaam taalibe maam li gaa yi naan taalibe maam moo ko doxal te taalibe maam ci daara nga ko xamee nga koy amee nga lañ lay defaree nga nekk nitu daara nga bokk ci daara pôle social cela veut dire que ne yéen a ngi nekk ci daara bi ngeen am benn soxla ou bien ngeen bañ a am benn soxla sax mais ngeen teg ay règlement yoo xam ne tey jii weet bu dee ku nekk dañoo am leen loo xam ne di nga ko joxe ngeen dajale ko boo leen ko dajalee dina am lu mu jur soit da ngeen ciy liggéey comme récemment gis naa benn daara bu ko def fii boo xam ne membre bu nekk chaque mois da ngay cotiser ku nekk 1000 francs bu weer bi dee ñu xool ñaata la toll ñu jëndee ko benn saako omo wala ñu jëndee ko benn keesu wargo jox ko benn nit mu diriger ko di ko piloter kër gu ne mu dem jox la warga bi warga bu fekkee dañ koy jëndee à 1000 francs ñu jaayale ko à 1300 nga xam ne li ñu ciy teg du bari noonu te du la gaañ léegi nga fay ko ñu dajale bénéfice boobu jënd ci beneen kees ou bien jënd ci omo côté boobu la ñuy waxee ne daara pôle économique la cela veut dire que ne day regrouper des personnes yoo xam ne tey jii dañuy inspiré wu ci wàllu développement parce que une fois que mu def la nga doon nit ku jub dootoo def lu dëng de doo def loo xam ne dañ naan ay acam naka sa dul noonu dañ lay wóolu tey jii lépp loo xam ne tey jii da nga ko war a dox day doon loo xam ne day doon un bien économique. di gërëm ñëpp aussi di béggee aussi télévision bi nga xam ne moom mooy Wilane TV daanaka li thème bi lamboo Wilane noonu la mel te incha allah rabbi dinañ ko gis ca kaw ca kanam parce que dafa nekk nitu daara di dox ci daara te nitu daara nag wax dëgg yàlla développement rek moo ko jig te incha allah rabbi moom fi mu teg tànkam bu ko teggiwul yàlla na ko yàlla dafal cat ñi ñaan télévision bi mu egg ci mu nekk ci télévision yu mag dëgg yàlla may ko ay matériel may ko connaissance may ko partenariat mu gën a law ba faw incha allah rabbi yàlla mootali yéen yëpp. macha allah yaakaar naa liñ fi dégg ci pôle économique te Serigne Mansour Gaye wax ko yaakaar naa am na solo loolu sax incha allah macha allah indi na daayira indi exemple wax na daayira comme développement indi exemple Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moom mi nga xam ne yaakaar naa kii wut référence ci pôle économique yaakaar naa ñun bu ñu ko soxlaa référence waruñoo sori c'est-à-dire moo tax war nañ cee xalaat bindkat yeeg yooyu quoi parce que Cheikh Ahmed Tidiane Sy war nañ bind ci moom ci côté bi nga xam ne c'est-à-dire côté développement c'est-à-dire nitu daara nga ak li nga réussir ak li nga entreprendre te ku nekk fii loolu la bëgg ku nekk yaa ngi jéem a xool naka ngay defee entrepreneuriat développer ay mbir affaire yooyu ci nga nekk créer ay ONG créer ay GIE ci yooyu lañ nekk mais problème bi mooy des fois yoon bi nga dul xam te xam exemple yu mel ne ay Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nga xam ne dégg nañ ko muy wax ci lu bëree bëri ci lu demee ni Sococim ci lu mel ni milliards yi nga xam ne leboon na ko ca banque ba pare war koo fay ak nu mu def ba fay ko takk ndiggam bàyyi naan ataaya yooyu yëpp mu koy wax te yooyu yëpp ay jàngat la wax la yoo xam ne boo ko déggee da ngay ree mais wax boo xam ne ay xam-xam la ay kii la yoo xam daf lay dimbali yow tamit ngaa ci góorgóorlu Sóoru Malick wax na ci lu bëree bëri wax na daal de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ak ñu mel ni ñoom ci tarixa Tidiane bu ñuy wut exemple bu ñu sori ñooñu wane nañu yoon bi ki gaa ñu barki démb rek sëñ Moustapha Sy Jamil kooku exemple la ci kon macha allah su ko defee rek pour bañ a tardé ñu jàll jox ki nga xam ne mooy Serigne Mor incha allah mu ñëw ci pôle économique bi ñu xool lan lañ ci indil. dafa mel ni dañ ñu laajaatoon daayira comme pôle économique question bi dañ koy daal di jéem a reformuler pour mën a xam carrément la lay signifier dañu ne daayira ñu mën ko delloo ci religion maanaam un regroupement d'individus boo xamante ne ils ont les mêmes idéologies bu ñu demee ci économie mu nekk mode d'administration des biens et ressources léegi bu ñu ñëwaatee ci religion maanaam regroupement d'individus dafay créer benn synergie léegi synergie boobu muy créer la ñu war a laajte
comment on doit faire pour que ça soit un pôle économique mu mel ni noonu la ñuy jéem a reformuler question bi léegi bu ñu nee regroupement d'individus tey jii ni du ñàkk am ñuy soxla dara du ñàkk aussi am ñu koy proposer maanaam luy faj loolu maanaam offre taxaw demande taxaw léegi ci biir daayira bi dina mën a am ñoo xamante ne comme par exemple su ma jëlee exemple man mën naa soxla maanaam yére sóoramaa di jaay yére ma dem jënd ci moom bien vrai que mun naa ko defee ci keneen mais daayira bi moo ma permettre ma mën a jàppale koo xamante ne bokk nañu pas-pas pour mu mën a avancer boobu benn aspect la léegi buñ jëlaatee beneen aspect mooy tey jii nii daayira war nañu permettre ba ñun ñi nga xamante ne am nañ ci xam-xam dans différents domaines ñu mën a créer loo xamante ne ñun ñoo koy bokk parce que ñoo xamante ne bokk nañu gëm-gëm pour ñu liggéey moo war a gën a mën a yomb que ñoo xamante ne dañoo daje dans différents domaines léegi bu ñu jëlaatee ñu ne mënuñu wax ci religion sans wax économie parce que saako bu deful du taxaw te nit il faut mu am lu muy dundee bu ñu jëlee exemple ci xissa jullit yi avant ñuy dem Badr ba nga xamante ne yéefar yi def nañ leen embargo lan la ñu utiliser trop maanaam ku am bien échanger ak keneen ki loolu mën na nekk ci biir daayira bi mooy exemple bi ma joxe sànq man ak Sora Malick comme ma soxla dara ma dem jëndee ko ci moom exemple yooyu yëpp mën nañ ko jël beneen côté bi côté social li ñuy def foofu noonu yëpp économie la parce que mën nañu cotiser tey jii nii comme que ñun suñu environnement li ko caractériser mooy la propension marginale à consommer est supérieure à la propension marginale à épargner parce que ñun dañuy consommer mais duñu épargner pour mën a investir léegi bu ñu ñëwee comme par exemple Moustapha wala Cheikh Tidiane wala boog Adama am benn idée de projet mais amul moyen yoo xamante ne dina ko ci financer keesu daayira bi disponible na mais il faut que ñuy jéem a xool maanaam jàppalante bi ñuy jàppalante suñu biir pour ñu jàppale nit ki pour mu mën a avancer parce que jàppale nit baax na mais jàppale ko pour mu avancer maanaam moom nga xam ne kenn dootu ko dimbali moo gën léegi il faudra ñuy xalaat ci affaire yooyu noonu gën a créer affaire yoo xamante ne c'est ku am idée de projet bu ñëwee teg bu abbee xaalis ñu abal ko maintenant moom buy fay aussi mu fay tout en respectant les règles yi nga xamante ne moom la l'islam tëral ci li nga xamante ne moom la ñuy abalante ak la ñuy kiiwee xaalis dafa mel ni loolu la ñu mën a wax ci daayira comme pôle économique waroon nañ mu gën a mën a xuus ci débat bi mais comme que temps bi duñu ko may ñu ne nañ ko tënk foofu. Serigne Mor am na solo wax dëgg yàlla jël nga pôle économique indee ko ci différents angles am na solo su ko defee rek daayira yi ñu bàyyi ci xel ci li mu wax gën a xool naka la ñuy def ba teg ay mbir c'est-à-dire teg ay mbir mooy jéem a xool naka la ñuy créer loo xam ne c'est-à-dire daf lay indil ay bénéfice ci bénéfice yooyu nga mën cee jël mën cee am leneen loo def da ciy baax gars yi yor nañ seen entreprise yor nañ seen lépp fekkeen tamit mën nañ sax financer ay membre daayira pour ñu liggéey comme moom nu nga ko waxee financement ñu yaat koy jéem a def tamit échange bi tamit wax na ko c'est-à-dire yow nga soxla dara ngay membre daayira Moustapha di membre daayira Serigne Cheikh di membre daayira man may membre daayira yow li nga bëgg man am naa ko tey nga kaa wut ci man balaa ngaa dem di ko wuti ci keneen xam nga Serigne Mansour yàlla def na mu ngi def ci nekk ci milieu bi mu nekk milieu cosmétique nga soxla dara mais demal ci moom moo gën ngay dem ci keneen comprendre nga ñun tamit ñu jéem a xool naka la ñuy jàppalantee suñu biir li ñuy soxla des fois am na fi dañ koy jéem a wut ci suñu biir yaakaar naa côté yooyu yëpp moom laal na ko su ko defee nag gars yi gën a bàyyi xel nag côté bi nga xam ne mooy côté c'est-à-dire financement ak liggéey c'est-à-dire daayira dafay liggéey daayira foo war a dem ba autonome c'est-à-dire moom boppam ci loolu pour mu am ci liggéey rek la ko mën a defee tàmbali nag di nga nekk ci ay liggéey yu yemamaay mais à long terme xoolal naka ngay duggee ci liggéey yoo xam ne liggéey yu am doole lay doon ba mu permettre la yow nga mën a
régler say problème say gàmm bu ñëwee nga mën a financer say ziar bu ñëwee nga mën a financer ba mën a jàppale sax ñi nga xam ne mënuñoo dem nga yóbbu leen ñu dem jàppale ay nit sax lan moo tax daayira gis nañ fi ay daayira yoo xam ne jàppale nañ ay nit ba ñoon tey nekk Europe di liggéey di financer waat daayira bi loolu yëpp lu mën a nekk la côté boobu yëpp côté économique la day fekk daayira bi rek moo ci bénéficier wu incha allah bu neexee yàlla su ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax su ko defee rek ñu jàll ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy wala boog Al Maktoum ñu jox ko ne ko moo tawit lan la xalaat ci pôle économique bi incha allah. waa jërëjëf Adama wax dëgg yàlla maanaam thème essentiel bi mooy daayira pôle économique te ñu seetaan benn séquence vidéo ci Wilane TV ñu dégg soxna Ndeye Astou Sy bu Al Amine mu wax ci lu am solo mu ne daayira pôle économique te xam naa ne bi mu koy wax elle a parlé de façon large ndax dafa yaatu xam nga daayira aspect yi mu tënk dafa bari gannaaw ba ñu booloo ñun ñëpp ci suñuy pas-pas ba noppi daayira li mu boole dafa bari yëg nga ne Adama daayira dafa war a am récépissé këyit daf ko war a am la daayira doit être reconnue par l'État bu amee su këyit su boobaa lépp loo xam ne instance de décision la nit ñi di fa waxee seen kàddu ñene ci daayira ba nekk ay exemple ñu wóolu leen ci wàllu communication ñu teewal leen wax fa xam nga li Serigne Mor Ndiaye wax sànq ci wàllu booloo bu nit ñi di booloo di génnee seen alal di def ay projet de vente ak achat dafa nekk lu am solo loo xam ne warul yem sax ci gox bi nga dëkk waaye dafa war a dem ba ci biir état di fa dugg ñu fay dem di fa imposer di fa joxe suñuy directive gars yi di ko appliquer. Prenons l'exemple de Serigne Mansour Sy Djamil mi nga xam ne tey jii nii je parle pas dans le cadre politique mais ci cadre discours yi muy wax lépp lu am ci wàllu Sénégal ci wàllu projet wala thème bu waxee dañ ne kii moo war a wax wala kii li mu wax moom la ñu war a appliquer. xam nga am na benn fédération boo xam ne mooy Muxtafine bi Asare Abaye wala Adjaaj boo xam ne Serigne Abdou Al Amin moo ko fi bàyyi te Serigne Moustapha yor ko mu nekk fédération bu mag boo xam ne ñooñu ay exemple lañu ci wàllu seeni achat ay vente fépp foo dem ci réew mi boo demee da nga leen di fekk ci seeni conférence ñi présenter seeni produits di ko jaay ci wàllu saabu ci wàllu ay coco ci wàllu ay jus ay genre ginger et autres mu nekk loo xam ne nit ñi duñ ci sax bàyyi xel te loolu moo war a mën a dimbali nit te nag dañu ne nit boo koy dimbali da nga koy jàngal ni ñuy nappee moo gën à chaque fois nga koy may jën donc ay nit bu ñu booloo mu nekk benn mouvement associatif ñu ànd ñoom ñëpp di doxal yaakaar naa ni li normal mooy tey jii ni ñu boole seeni idée di jàppalante ci seen biir loolu mooy mën a permettre ku ci nekk autonomie bi Adama di wax mu mën a am li ci Mor Ndiaye wax ci aspect yi yaakaar naa ne bari na dimbalante maanaam jàppalante collecter suñuy bien de façon mutuelle ñu dimbaleen ci te yàlla tax loolu dina permettre ëllëg ku ci nekk loo am sa soxla nga def ko bâche yi gars yi di loué ci programme yi chaise yi estrade et autres loolu lépp daayira war na ko mën a am ba localité bi nga xam ne moom la nekk lépp lu ñu fa soxla balaa kenn di fa dem ñu ne nañ dem ci daayira bi loué ko fa mu nekk loo xam ne ci poche daayira bi lay dugg donc yooyu mun na permettre ëllëg daayira dem ba amal boppam dooleem mën na jàppale nit ñi ci lu bari yaakaar naa donc pôle économique yaatu na waaye comme que temps bi mayuñu ko loolu lañ ci mën a wax di jégalu salaamaaleykum. macha allah Serigne Cheikh am na solo xëy na fekk ne rek xëy na temps bi moo ñu xaw a tënk ba nga xam ne. duñ mën a sax jaar ci li nga wax yëpp mais daal xam naa daal am na solo su ko defee rek gars yi bàyyi ci xel daal ci daayira dafa war a nekk loo xam ne dañ koy reconnaître dafa war a am ay këyit am lépp gars yi xam ko te jël na exemple ay daayira yi nga xam ne ñoo fi nekk waaw parce que tamit li ngay dégg ñaan ay daayira asfiya yi daayira mustahshidin wala ay daayira mutamasikina wala daayira muxtafina yooyu yëpp ay daayira lañ pourtant ay daayira lañ comme suñu daayira yi ñuy def mais ay daayira yoo xam ne c'est-à-dire dañoo liggéey di liggéey ba am benn tur ci kër gi ba bu ñuy tudd ñoom la ñuy tudd tamit def nañ ay teg nañ fi yoo xam ne c'est-à-dire ay liggéey yoo xam ne ay yeneen itam ñu ngi siy jariñu xam nga mi ngi wax benn daayira boo xam ne xaw ma ko woon sax te mu ne daayira boobu noonu des fois buy def seen événement des fois dañuy présenter seen i produits xam nga man yooyu xaw ma ko woon macha allah loolu dafa am solo daayira dafa war a xool yi nga xam ne ñoo fi nekk fan lañ jaar ba dem itam ngaa tegu si tànk yooyu boo tegoo si tànk yooyu nag mën naa am ngaa di même boo demut ba yegg ca kaw tamit mën nga leen a jege sax sës leen incha allah da si am solo su ko defee rek ñaa jàll si Serigne Moustapha moom tey mu laa joxe xalaatam ci pôle économique bii ñuy waxtaanee incha allah. daayira comme pôle économique
je pense que réflexion bi li ci gars yi wax du ma ne doy na mais yaatu na lool te itam boo xoolee développement bi dafay xaw a limité wu vu que lépp ci temps lañ ko tënk te itam mu ngi bëgg a gudd man daanaka li may wax xëy na li ci ëpp répétition lay doon ndax gars yi jot nañoo rebondir ci aspect yu bari mais comme ni ko Cheikh waxee sànq am na solo daayira tey jii nii ñu reconnaître le niveau national lu baax la dafay permettre sax yow nun koy waxee sax c'est-à-dire au niveau des locales di kii institution locales yeeg ak yooyu noonu kii yu ñuy joxe nun koy waxatee sax dafa am ay kii yu ñuy joxe par subvention yeeg ak yooyu noonu daayira war na mën a bénéficier c'est-à-dire kenn gënu koo yeewee ci subvention yooyu noonu dans la mesure moom ñoom ci développement personnel la ñuy liggéey à chaque fois te itam beneen bi ci des mooy daayira aussi bon quand on parle de daayira mbooloo la ñuy wax te buñ ne mbooloo jeunesse moo ciy ëpp li ci ëpp te li ci ëpp jeunesse bu compétent mu ngi ci gis naa ci kenn ko xam ne moom mu ngi ciy def liggéey bu am solo ku mel ni suñu kilifa daayira Ixlaas wala Ixsaan Ablaye Thiandoum bu gisee benn genre offre d'emploi dina fexe ba jottali ko jeunesse su daayira ñu mu jàpp ni ils sont aptes à exercer ce métier li tax mu def ko mooy tey jii nii moom jàpp na xëy na ñooñ bu ñu demee ba intégré ba xaw a indépendant financièrement ba wala ba xaw a autonome financièrement ils seront en mesure d'aider le daayira te ñun ñëpp kenn ku nekk mbébét boobu moom ngay fanaanoo moom ngay yeewoo moom ngay yendool ça dem ba nekk une personne autonome financièrement ba daayira bi lépp lu mu soxla nga kii ko mais aussi am na solo daayira bi dem ba moomal yëfu boppam daayira nag dëgg yàlla man ba ma ca bokkee ba léegi projet du xaaj du jeex xëy na nag doole yemul wala moom cotisation moo dul yemb à chaque fois soxna si suñu yaay ji mu ngi ko doon wax suñu sëriñ mu ngi ko doon wax ni carrément à chaque fois cotisation am na nu muy demee léeg-léeg du xaw a yemb ci ñëpp dafay xaw a metti daayira aussi noonu lay demee wax dëgg yàlla idée yaa ngi fii mais à chaque fois faisabilité bi ak suivi évaluation bi aussi des fois dafay xaw a des quoi xëy na aussi des fois du ma ne ñi ko kii mooy amuñu du ma ne xamuñu le savoir faire genre mais aussi organisation bu muy laaj des fois ak temps bu muy laaj léeg-léeg xëy na dañ ko dul jox que ce soit tey jii nii daayira boo dem am na ay maçon am na ay menuisier man tey su ma soxlaa menuisier dans les normes waruma mën a jéegaani daayira Ixlaas bàyyi fi Ablaye Diallo Modou Sall Babacar Mbaye ak keneen su ma soxlaa maçon aussi ku mel ni ay ñoom Moussa Bathily ñoom Omar Thiandoum non c'est-à-dire noonu lañ mën a dimbalante Soora mu ngi ci business beeg boo soxlaa ñu mel ay économie wala bokk expert en financement et consort ñoom sukkan fi ñoom El Hadj Ndaw ñoom Adama boo bëggee tout ce qui est technique ci côté weñee mécanique ak yooyu noonu ñoo ngi fii ainsi de suite c'est-à-dire ressource personnelle mu ngi fii mais ana nan la ñuy jéem a jàppalante épaulante sànq Mor rebondir na ci quoi lu am solo la defe naa loolu buñ ko mënee coordonné ba ñu épauler noonu ba ñu dem. dëgg yàlla daayira pour ñu soqali ko lu yomb lay doon gudd na bari na xëy na mënoon nañ cee xuus waaye comme temps bi aussi xaw nañoo xoj nu yemale ko fi rek waaw xeeb na loolu ñu fi wax waaye daal nu doylu ko rek ba beneen yoon incha allah. macha allah sëñ Moustapha am na solo yal na yàlla barkeel leen yéen ñëpp wax dëgg yàlla kontaan nañ seen ñëw fii ñëpp bég nañ ci te li ngeen fi wax nag wax dëgg yàlla xam-xam la bu set wecc wax dëgg yàlla yéen de ku leen déglu. war bu amee doom war na koo jël yóbbu ko sa daayira ba te li ngeen fi wax lu baree bari nag ci daayira ba ngeen ko jëlee macha allah duñ ci mën a delluwaat xanaa rek li ñu def mooy gërëm soxna Ndeye Astou Sy yàlla defal ko jàmm yàlla bàyyi ko suñu kanam ñu koy gën di déglu mu ñuy gën a jox ay conseils ñu koy appliquer incha allah di gërëm nag télé bi nga xam ne moo ñu dalaloon fii ñuy suñu télé ñun ñëpp di Wilane TV di ko ñaanal yàlla defal ko sutura moo xam li mu bëgg yàlla nag ko yàlla defal moo xam li mu bëgg ci matériel lépp yàlla defal ko waaye nag yaakaar naa li muy liggéey li ci bëri nag yaakaar naa ñun la koy defal comme ñun la koy defal nag yaakaar naa tam képp koo xam ne tamit mën nga ci ñëw indi sa ndimbal wala jàppale caméra ordinateur yooyu ba koy soxla boo ko mënee nga def ko def ci gën a baax rek incha allah bu neexee yàlla daan nuyu de passage nag suñu mbokk bi nga xam ne waroon na fee toog teew mais xëy na jamono ko tënk rek muy El Hadj Ndaw ñu ziar ko bu baax a baax wax ne ko ñu ngi ko toogal fii rek incha allah yàlla baax na su ko defee rek ñu jox gars yi ku si nekk rek nga tàggatoo ba beneen yoon incha allah. su ko defee ñu ngi remercier Wilane TV di remercier suñu mag ak suñu grand yi nga xamante ne bokkoon nañu ak ñoom jotaay bi te ñu ñuy inspiré si lu bëri te dañu ne nit bu xasee wax rek di jaamu ñëpp parce que ku nekk dina xool lu jub ca wax ja
ak lu sa dëng su ko defee li ci dëng ñu xam ne rek suñu gàtt àlluwa la waaye lu si jub aussi mbaaxu yàlla ak ndimbal bu mu ñu may la yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ko mbooleem jullit incha allahu rabbi. kon bu ko defee mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di jox di leen tàggu rek di am contentement bu baax ci émission bi nga xam ne jot na fay jaar muy wàllu daara lim ko posé yëpp di jaajëfal ñi nga xam ne tey jii ñoom lañ bokkaloon plateau bi muy Cheikh Tidiane Moustapha Sané Serigne Mon Ndiaye ak suñu présentateur bu joma ñaaw yi Adama Dia di remercier bu baax télévision bi nga xam ne moom moo ñu dalaloon muy Wilane TV di ko ñaanal yàlla daal mu dem ba bokk ci télévision yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci réew mi da nga comme son nom leen dik Wilane mu nekk télévision boo xam ne du wàlliyaan dina law ba faaw incha allah di remercier soxna Astou Sy di ko remercier bu baax a baax ndax initiative bi am na solo di leen fàttali rek mbokku taalibe yi di leen di fàttali xadaratul juma bi nga xam ne c'est un xadara national bi am le 1er avril incha allah fii si stade Guédiawaye bi à partir de 17h ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum. xanaa di wax alhamdulilah rek di dolli sant yàlla bu baax di kontaan tamit ci li nga xam ne mooy plateau bi riche bi nga xam ne jot na am ci Wilane TV wax dëgg yàlla di remercier Adama Dia di remercier Seydina Alioune Wilane di remercier aussi ñi nga xam ne suñu njiit lañu te tette ñu yar ñu ci daayira te yow Seydina Alioune Wilane mii nga njëkk ci ak su yeneen kilifa yoo xam ne bu ñu limee rek bàyyi waaye xam nañu seen bopp ndax ñoom ñoo ñu tette ba ñu xam lépp ci daayira donc di wax ne tamit télévision bi nga xam ne moo ñu seet si muy Wilane TV ñu ngi koy remercier bu baax di ñaanal télé bi aussi yàlla yokk ko ba mu nekk télé yi nga xam ne ñoo gën a mag ci télé yi ndax wax dëgg yàlla koo xam ne mission am nekkul leen lu dul diine ak wane jeunesse wane communication à travers kër Cheikh Seydil Hadji Malick Sy donc duñ def lu dul remercier leen mais aussi ñuy lancer un appel di wax ne képp koo xam ne war nga mën a ñëw jàpp ci télé bi nga jàpp ci parce que on a besoin de matériaux on a besoin aussi du cadre financier parce que des fois déplacement des fois aussi nga soxlay ordinateur et tout autre donc képp koo xam ne rek yaa ngi dégg suñu kàddu ci loolu lépp loo xam ne am nga ko ci ndimbal boo ko mënee ñëw andi ci Wilane dina mën a permettre aussi suñu communication wala suñuy message yi nga xam ne ñi ngi koy jàllale des fois mu gën a mën a jàll ndax suñu intérêt la ñun ñëpp di fàttali aussi li nga xam ne moom la ñuy waajal muy xadara bu mag bi nga xam ne dañ koy def chaque année te Serigne Fata Sarr jiite ko ak Serigne Moustapha Sy bu Serigne Abdou Al Amin ak mbooleem xadara Tidiane ñu jiite ko ñu ngi leen koy fàttali incha allah ci stade Amadou Barry bi nekk Guédiawaye le 1er avril incha allah kon yaakaar naa ne loolu mooy information ñu bëggoon jàll di jégalu salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi jaajëfal ñëpp rek di leen gërëm baax téléspectateurs yi yëpp di leen wax ni ñu ngi jégal bu baax ci yàqu-yàqu yeeg ak yooyu ko defee rek ngeen jégal ñu. beneen bi ci des ñu ngi sant ko gërëm Seydina Alioune Wilane di PDG Wilane TV di ko ñaanal yàlla suqali mbir yi jàppandal lépp rek incha allah ko defee rek di inciter tout le monde rek ñu abonné di aimer di partager di commenter itam ndax bokk na ci liy may audience chaîne YouTube bu ko defee ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel ndax itam ku nekk mën nga koo jàppale. waaw waaye jàppale dafa bëri façon waaye bu yooyu aussi bokk na ci jàppale yi nga xam ne tamit soxla nañ ko lool ci chaîne YouTube mooy di abonné aimer di partager ak di commenter yooyu bu am na ci solo waaye itam ku xam chaîne xam entreprise nu mu doxee xam ni carrément dafa laaj ay moyens yu bëri ak domaine bu mënti doon ku ci mën rek def ko rek te yàlla tax du la wàññi dara ndax itam tarbiya la waaw comme ñeneen yi seen tarbiya ci basan daare la nekk moom it tarbiyam lii bokk na ci ko defee rek ñu dimbalee ko ci rek incha allah ko defee comme ni di jaar fi gars yi yëpp jaaroon di woo ñëpp rek ci xadaratu juma national bi ñuy organiser ce vendredi 1er avril fii ci stade Amadou Barry bu ko defee rek ñëpp def ko yitte ndax itam sagu kër gi la sagu tarixa bi la sagu diine bi la ko defee rek ñëpp bàyyi ko xel def ko yitte incha allah yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm jaajëfal ak ziar ñëpp rek incha allah. jërë ngeen jëf ñoo ngi kontaan si yéen ñëpp di leen bëggee di kontaan li ngeen fii indi ci xam-xam macha allah jërë ngeen jëf su ko defee rek li ñuy wax naan émission bi daa mel ni instant yi nii yegg nañ ci fin bi ñu bëgg leen incha allah di leen woo nag ci xadratul juma bi nga xam ne nag moom la ñuy waaj a def vendredi incha allah di woo jeunes yi
di woo jeunes yi bu baax a baax nañ mobiliser wu dem ca xadara ba daal di koy def ndigalu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin la te ndigalam warul laal suuf su ko defee rek ñu ngi woo jeunes yëpp ñu teewee ko incha allah teel a ñëw te nee nañ kii ñëw boo mënee sol lu weex nga sol lu weex incha allah ñu def ko nu mu gën a rafetee def ko si yar ak teggin maanaam ci wone li nga xam ne mooy tijaan jeune tijaan nu mu war a comporter li fi doon waxtaanee léegi dañ ko war a appliquer foofu incha allah jërë ngeen jëf xam naa dinañ ñëwaat ci yeneen émission incha allah ak yeneen invité ak sunu mbokk yi xam ne jàpp nañ leen pare te dootuñu leen bàyyi incha allah ci Wilane TV jërë ngeen jëf. yow mi nga xam ne yaay seetaan Wilane TV ngir gën a am bépp information bu tukkee ci Wilane TV da ngay bës cloche bi nga abonné pour que lépp loo nga xam ne que émission la wala ay direct yu ñuy def ci Wilane TV nga mën koo jot en temps réel jërë ngeen jëf.